waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal yéen waa B Vision et comme ni nga ko waxee rek sama tur dëgg-dëgg mooy Abdoulaye Diouf yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko ci Sénégalais yi mais suma tur artiste bi nga xamante ni moom la ma nit ñi woowee moom mooy Serigne Ngagne kon tur boobu dafa génn ci sama biir liggéey naa lu bari mais mooy benn tur boo xam ne génne na ci sama biir liggéey fes collé ak sama tur bi nga xam ne moom la ma ñëpp xamee ba ñoom ñaar kenn mënut leen a tàqale loolu mooy créé suñu ne Abdoulaye Diouf moo wuyu mais suñu waxee Serigne Ngagne tamit moo wuyu mooy loolu. d'accord donc dañuy dugg rek ci laaj yi pour mën a avancer donc boobu ba léegi ñoo ngi lay suivre ñoo ngi lay seetaan te gis nañ ne li ngay joué léegi ci télé yi ak télévision yi bari na mais tey bu ñu bëggoon laaj yow li nga tudd joué ban moo la gën a marqué maanaam ban téléfilm nga sentir daal fii moom yëngal sa bopp saa yoo ko seetaan da ngay xam ne kii li nga joxe fii daal gëmatoo di ko joxwaat ci sa biir carrière ban lay doon. bon souvent nag gars yi laaj ma lu mel noonu mais man en tant que artiste li may wax mooy ni nit ki li muy def sentir ko dina bari mais tey jii par exemple su ma bëggoon a wax am na leneen loo xamante ni daf may marqué du ma mën a génn Serigne Ngagne parce que boo xoolee mooy li nga xam ne ba léegi mu ngi la topp mun laa bàyyi alors que le contrat jaar na fi saxaar gi jaar na fi firange jaar na fi ay yeneen i film yu gën a mag am doole jaar nañ fi xam nga am tur boo xam ne du turu Serigne Ngagne mais boo xoolee boobu ba léegi ça fait presque 18 ans jàpp 19 ans tur boobu mu ngi la topp mënul dañ xam nga kon donc tey ji dama naan peut-être li ma def foofu nit ñi gis ko sentir ko mu àgg ci ñoom foo xamante ni loolu mënu leen a bàyyi ba tur boobu toppale ba tur boobu mënu laa bàyyi damay wax ni kon loolu peut-être mooy li nga xamante ni tey su may marqué ba du ma ko mën a dendaleeg dara dama naan mooy Serigne Ngagne quoi. parce que loolu lañ doon xaar parce que ñëpp nga doon xaar boo xoolee ne sax dinañu xaw a jaaxal parce que tur boobu ñu bëri sa jamono ba jàpp na sax mooy sama tur moo sa tur voilà ñu bëri ba jàpp ne moo sa tur moo tax fay leeral ko pour téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nekk B Vision mën koo xam maintenant ñu dem ci actualité yi tey fi ñu toll nii yaakaar ne période bi ñu toll nii période ramadan yi lay doon yéen seen sketch mais mu tombé ak pandémie bi nga xam ne muy feebar mbas mi nga xam ne gàllankoor na liggéey bëri ñu bëggoon a xam ne yéen nan ngeen koy dundee ndaxte lu ci bëri da ngay dugg ci région yi mais li ñu ci Dakar lañ koy defee lañ koy jënd ji sponsor yëpp mais bu ñu xoolee ne tey lépp lañu arrêté kenn dematul dikkatu te yéen ngeen jàpp li ngeen def defu leen ko pour seen bopp mais da nga nit ñi leen bëgg maanaam même buy métti da koy def moo tax ñu xam ne ci ay conditions yu difficiles ngeen koy defee di bëgg a xam nag nan ngeen koy dundee ren ji waaw loolu question bu am solo la bu am solo concerné man en tant que artiste comédien mais concerné képp koo xamante ni artiste nga parce que li tax mooy dañuy wax ni dafay am ay période yoo xam ne événement la événement nag bu dikkee toujours dina am ku ci bénéficié wu tey bu dee dañuy événement tabaski wala Korité dañuy xam ni tailleur yi dañuy gagné tey jii bu ne dañuy dem màggal wala gàmm dañuy xam ni transporteurs yi dañuy am lu ñuy gagné mais période bi artistes yi ñooy gagné et mu tombeek mbas mi comme ni nga ko waxee c'est vrai que ñun préparé woon nañ bu yàgg 2-3 mois ci ginnaaw dem comme ni nga ko waxee parce que affaire bi vraiment Dakar la dem ci sociétés yi nga xamante ni ñoom ñoo yàgg nekk sa ay partenaires pour wan leen li nga bëgg a def alors que pour convaincre leen pour ñoom ñu mën a jël seen produit dugal ko ci ñoo am visibilité seen produit pour nga nekk partenaire ak yow nga jox leen li ñu soxla ñoom ñu jox la li nga soxla yow ba loolu avancé woon nañ ci ba taxaw mais bi mbas mi duggee yooyu yëpp dafa yàqu parce que tey kenn ku nekk li xew mooy yaa ngi daw di xool fooy ruus sa ba pour mucc parce que am na tey ñoo xam ni am na yenn somme yoo xam ne ñemeetuñ koo jël tey pour dugal ko ci production bi parce que ñi nga xaar ni est-ce que mbas mi bu jeexee lan mooy ñoom crise mooy am bu crise bi amee est-ce que société bi mën na cee génn parce que liggéey tuñ ku daan liggéey par exemple nga xëy defar sa produit 1000 bouteilles par exemple laa jox bu doon tey ay saaku ceeb ngay am 1000 saaku ceeb par jour nga dem ba léegi dañ ne mënatoo am 300 kon sa liggéey wàññeeku na bu sa liggéey wàññeekoo li nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ak yow tey jii nga am 100 personnes boo xam ne ñu ngi liggéey si société mais ñooñu wàññeekuwuñu alors que li nga leen di fay seen ay salaire wàññeekuwul naka ngay fexe ba gérer loolu alors que am na luy ñëw loo xam ne xamoo fu mu yem loolu dafa lay commencé xalaat loo su la commencé xalaat loo da ngay tiit foog nga commencé calcul donc day am looy mën a def ak loolu du mën a defati loolu moo indi problème bi ba tey sponsor bi fi mu daan taxaw mënutu fa taxaw li mu daan joxe mënutu ko joxe léegi tey sponsor bi li muy def ak yow da nga koy tuddee du sponsor da nga koy tuddee tur barkeelu day barkeelu
parce que yàgg ngeen day barkeelu parce que war na feeñ mais mënatu laa sponsoriser parce que ni mu demee la alors que loolu moom mooy problème bi am mais nag situation bu amee comme ñun lu jàngal ak artistes yi da ngay adapté wu sa bopp par rapport ak li xew mais ku ne xam na ni lu métti la lu jafe la et li gars yi doon gën a tiit mooy naka la ñuy def ba artistes yi mën a tourner mais comme ñun yàlla dogaloon na bi mbas mi duggee rek ñu commencé woon am ci ay concepts yoo xam ne ni dañ doon sensibiliser ñun pare woon nañ suñu ay matuwaay pour xam naka la ñuy mën a liggéeyee suñu liggéey ba pare sóor mbas mi ba pare moytu ko maanaam respecter mesures yi distance yi masque yi ni ñuy raxasoo ni ñuy toppatewee suñu bopp ba mën a liggéey te duñu am problème boo xoolee tey jii lu mel noonu la Youssou Ndour def parce que avant koor gi doon nañu jox ay benn concept boo xamante ni bu bees la tey ñëpp toog seen kër moom ak orchestre ñu am fu ñu daje respecter distance bi ñu def benn soirée tey jii soirée bi kenn ku ne di nga toog sa kër seetaan ko wax naa ko journaliste yi man leen tey Youssou Ndour fexe na ba créer cosaan bi mooy moom fa mu toog di way moom mooy piste mooy seenam tey nit ñi seen kër yi moom mooy boîte bi waaw ñun ñëpp am nañ cosaan dina toog ay orchestre am jox ñu sound ñun ñëpp ñu bokk ci benn milieu te kenn ku ne yaa ngi sa kër mais loolu lépp création la ak système mooy système moo ñuy génn ci affaire bi et loolu yaakaar naa man ni ma ko xalaatee artistes yëpp noonu lañ ko xalaatee ba kenn ku nekk mën a def sa liggéey te doo am benn problème parce que tamit feebar bi lu am la te gis nañ feebar bi doole gi mu am te gis nañ jëye ji muy def ci adduna bi yëpp te ñun bokk nañ ci réew yi nga xam ne ñoo gën a néew doole amuñu kàttan segam tey faagaagal ñi nga xamante ni ñun ñooñu lañ yaakaar bu egsee ci ñun du baax kon liñ ciy musal mooy moytu kon nag ñi naan ñu moytu leen pour mu bañ leen a dal nekkul dañoo bëgg a xañ li ñu am mais dañoo bëgg ñu wér te koo dund bu déwén la benn nit yàlla doon wax ku dund ba déwén yàlla garanti la nga lekk ba déwén voilà donc je pense que foofu leer na li ñuy wax rek mooy est-ce que yéen parce que ñu gis ne artistes yi ñoo waroon nekk vraiment des vecteurs de communication parce que état bi yenn saa yi def ay organes de communication pour def ay sensibilisation mais dañu jàppoon est-ce que doonu woon gën ñu jaar ci artistes yi nga xam ne parce que ak lu mu bon a bon artiste bu ne am na ñaar ñett yoo xam ne saa yoo gën ñi seetaan déglu est-ce que état bi doonu woon gën ñu jaar ci artistes yi pour mën a véhiculer maintenant sa bonne communication par rapport ak pandémie feebar bi parce que dañ yaakaar ne communication ba léegi des na la mu waroon waxee des na mais gis nañ ne am na ci seen sketch yi ngeen commencé di génne dañuy gis ngeen di sensibiliser di wax ci raxasul defal gel est-ce que doon woon gën bu leen bëggee jàppale mu waroon jaar ko ba waa sax boo leen soxla sa sponsor état mi ñoo doon joxe yéen sponsor sax di ko soxla mais day jaar ci yéen jox leen war a jox ngeen véhiculer message bi bëgg la mu àgg foofu est-ce que yaakaar na loolu moo doon gën waaw loolu wax moom dëgg la li ma naan dëgg gu wow koŋ parce que tey mos naa wax ak benn nit bu jege président comme lu mel noonu la ma wax li ma des fois mën nañ def communication mais dañ koy raté liñ ci bëgg duñ ko am li tax mooy fan yi jaar communication ba la alors que tey jii lépp loo gis am na ku ko yelloo parce que li may wax ni am na loo xam ne ñun mën nañ ko waykat mënu ko parce que waykat bi lu mu mën mooy bind texte bi ñëw way ko mais tey jii ki mën a boole wax bi wan la ko par exemple tey su ma ko dee def kii dégg dina ma dégg comprendre mais muuma bi nga xam ne mënul wax dina ma seetaan am na ay bët ci télé la nekk parce que damay démontrer lépp mu gis ko moom mu comprendre ki tëx sax dina comprendre et que loolu artiste comédien bi ni mu ko mënee keneen mënu ko exploité ko tey ñëw indi médecin bi tey ñëw indi ki feebar tey ñëw indi wan la lan moo ko jox feebar bi fan la ko jëlee wan la yan matuwaay la ñu mën a jël pour moom def ko ci benn scène liggéey ko ba kenn ku ne jouer rôle am nit ki comprendre bu baax te doo fi nekk di wax di ko somal loolu keneen mënu la koo defal ku dul artiste comédien bi alors que tey jii nag communication bi dañoo waroon a dooleel ñun fësal ñu jox ñu ay moyens yoo xamante ni ñoom ñoo ñuy wax rek exactement ci lii ak lii ak lii lañ bëgg ngeen lancer ci ay messages pour Sénégalais yi dund ko pour vraiment mën a moytu feebar mais malheureusement du demee noonu parce que ñun suñu ay moyens bopp lañ doon demee dugg nañ ci xuus nañ ci te kenn jàppale wuñu kenn joxuñu dërëm parce que dañoo xam ne ay citoyens lañ ay Sénégalais lañ ay artistes lañ yoo xam ne yàgg nañoo liggéey public bi du ñu bëggee du ñu seetaan kon su lu mel nii amee war nañoo taxaw wane suñu tuus ñun ci li ñu man suñu kéemtulaay kattan fi ñu mën a yem mais tey ji am na nu doon demee comme li nga wax ñu jox ñu doole ji ñu war a jox vraiment dinañ gën a mën a sensibiliser nit ñi gën a mën a waxtaan ak ñoom pour que gars yi gën a mën a moytu mais peut-être fu ñuy jaaree affaire yi moo dul foofu
moo tax mu des. dëgg la donc xam naa ne léegi ñu tëj sa temps li ñuy liggéey rek mooy li nga xam ne nag vraiment moom la Sénégalais yëpp di waxtaanee boobu léegi di ci am ay laaj yoo xam ne tontu amul kon tey yaakaar naa ne waa division am na exclusivité pour am la bonne information concernant cette série Mbetteel Serigne Ngagne Mbetteel nekk série boo xam ne mën naa ne Sénégalais yëpp ko doon suivre parce que dafa di série boo xam ne day koy relater la réalité sénégalaise nit ñi dem ba gis seen bopp namm ko miin ko mais ñu dem ba ci biir rek mbir yi taxaw te yaakaar naa ne ñëpp gis nañ bande annonce bi nga xam ne dugal ngeen ko boobu ba léegi ñëpp di xaar mais dara génn ñi bëggoon a xam nag lan mooy blocage parce que nit ñi namm nañ leen ci écran bi namm nañ Mbetteel namm nañ acteurs yi mais lan mooy blocage bi seen waaw foofu moom li may wax lu tuuti la parce que boo xoolee comme li nga wax noonu gars yi gis nañ bande annonce bi kon liggéey bi commencé woon na mais difficilement lañ doon liggéeyee parce que li tax mooy damay wax gars yi ni leen bu fekkoon Mbetteel ñi koy tourné ñëpp Dakar lañ dëkk wala ñu tourné Mbetteel ñëpp Kees lañ dëkk peut-être mën nga tourné doo am problème mais dafa am majeure partie boo xam ne Dakar lañu jógee peut-être di ñëw wala des fois am ñu jógee Kees dem Dakar pour tourné ji noonu loolu mooy blocage yu tournage yu Mbetteel bi ñu commencé tourné di avancé benn moment am na ay artistes yoo xam ne dañuy voyagé woon yenn artistes yi alors que scénario bi presque dafa nekkoon ci ñoom te mënuñu woon jéggi parce que fi scénario bi toll la ñu amoon benn blocage parce que il fallait que woon ñu xaar ñoom ñu ñëw ñu xawoon a pause tuuti moment bi ñu posé ba war a démarrer yàlla dogal feebar bi ñëw bi feebar bi ñëwee tamit problème bi ñu am mooy comme li ma wax sànq bu fekkoon ñëpp Dakar lañ nekk di nga mën a jël def sa tournage bi ni nga koy defee mooy dinañ mën séquence bu nekk ñi ko séq nga woo leen ñu ñëw buñ tourné nga libéré leen ñu dem boo beneen séquence bi ci topp nga woo ñi ko war a tourné ñu ñëw mën nañ ko def ci système boobu ba telle sorte que du ñu dajaloo parce que séquence bi du passé 2 personnes 3 4 maximum 5 personnes di nga ko mën a liggéey xam nga libéré leen nga woo ñeneen ñëw mais il dafa am ñoo xam ni Dakar dañu war a jógee te dañuy ëpp lu mat ëpp presque 10 personnes bu fekkee waa Kees la tamit noonu lay demee changé wul donc looloo tax bi mbas bi duggee ñun ñu am problème pour tourner mais ñi ngi préparé ñi ngi xam ni Sénégalais yi moom série bi seen série la alors que ñi ngi koy xaar ñun loolu ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax te ñun amuñu leneen lu dul Mbetteel amuñu leneen lu ko gën kon ñun tamit suñu xol ak suñu xel yëpp ñu ngi ci mais dañuy jox Sénégalais rendez-vous ñun ñëpp ñu ñaan yàlla suturaal ñu ba mbas bi jeex xam nga ñu génn ci ko tamit en même temps pour que ñu mën a commencé waat suñu tournage normal continuer pour mën a diffuser pour bëgg Sénégalais li ñuy xaar ci ñun ñu jox leen ko. mais dëgg la mais c'est que li Sénégalais di laajte li ci ëpp mooy est-ce que série bu mel ne Mbetteel war na mën a toog lu mel at te du ñu ñëwaat parce que tamit tubaab dafa naan la nature a horreur du vide maanaam bu wéetee rek soo fa nekkatul rek nit ñi dañuy nekk ci leneen. dëgg la. te boobu ba léegi am yeneen série yoo xam ne ñoo ngi ñëw nit ñi aussi ñoo ngi commencé di adapté wu di am yeneen acteurs yu bees est ce que loolu tamit du yéen doo leen ñëw nekkaat ca gannaaw te Mbetteel am na fu mu toll foo xam ne warul wàcc est ce que yéen xalaatu leen loolu. waaw loolu xalaat nañ ko xam nga ku nekk ci mbir lu ëpp ay 25 ans 30 ans période bu nekk yow war nga mën a comprendre lii xew même buñ la ko waxul mais kenn ku ci nekk li nga am moo lay mooy position maanaam xam nga sa doole fi mu toll xam nga sa film dooleem fi mu toll xam nga li ci intéressé Sénégalais yi tey jii boo ko nattee par rapport ak yeneen série yi kenn ku ci nekk da nga am nooy doxee da nga am sa yoonu bopp donc tey jii Mbetteel yoonam bi mu jël Sénégalais yi nangul nañ ko comprendre nañ ko comme li ngay expliqué noonu parce que kenn ku ci nekk yaa ngi ci gis sa bopp pour man fekk valeur yooyu changé wul Mbetteel heure bu commencé fi mu nekkoon lay nekkaat parce que toujours mi ngi wax li Sénégalais yi dund toujours mi ngi wax li Sénégalais yi bëgg toujours ñi ngi orienté di yee nit ñi par rapport ak li ñu war a xam te xamuñu ko te Sénégalais dañoo bëgg loolu concept bi génn loolu kon donc ñun heure bu ñu commencé waatee même touche yooyu ñu laalaat ko renforcer ko la ñu amoon dañ koy am mais dañu am sax lu ëpp loolu plus dañ koy am man loolu laa gëm. waaw loolu dëgg la xëy na fi ñuy daanalee seen benn mooy que ne Mbetteel am na ñoo xam ne dañoo laajte ne lan moo tax ñun li nga xam dañuy gis ne lu bari dañuy ñu ànd mais lu bari day jouer rôle ne sa soxna pourquoi cette fois-ci ne ko soxna parce que ñu gis ne y a une complicité yow ak ñun pourquoi cette fois-ci fexewu leen parce que am na lu ñu waroon sentir ci yow lu waroon génn yoo xam ne dañu gis ne moom rek moo ko mën a génne lan moo tax ñu ñëw sa soxna ci Mbetteel. ah non moom fi mu nekk nii Mbetteel jabaru ñaamba seen la parce que ñu ñëw lu ëpp lu mu nekk sama jabar Serigne Ngagne laay tudd mais fee tudd ma Serigne Ngagne Papa Diouf laa tëgg te il faut Sénégalais xam
comprendre bu baax ñoo ma gën a xam sax li mu leen di wax concept bu ñëw ak lu muy indi concept boo gis sëy bu bees la sëy bu bees nag boo ci juree doom mënul bokk ak yeneen doom yi nga juróon waaw doom ju bees la que ni concept bu dikkee moom mooy rëdd bu rëddee tracé lu war a ànd lu nekk moom daf leen di boole couple la leen diw ak diw ñoo war a ànd diw ak diw ñoo war a ànd mbetteel noonu la demee moo tax tey Rouba ñëw nekk sama soxna sama deuxième femme ñëw nekk leen nekk xaritu Ndeye Ndiaye te damay wax rek foofu ci benn sew-sew bu ndaw parce que dafa indi benn bruit bu ngand fii ci biir Sénégal ak ci àdduna bi mooy damaa takk sama doomu xarit mais dañoo wax ni est-ce que papa ji moom moo nekk ku doyee di wala moo bëgg doxaan ba takk xale bi wala déet parce que góor gu nekk am nga droit takk ay soxna te booy takk soxna da ngay takk ki nga bëgg sentir ko mais tey jii nii bi ñu gisee ma takk sama doomu xarit dafa nekk lu métti lu doy waar mais li nit ñi war a xam bàyyi ko xel mooy bi may takk lee na xaw ma ni woon sama doomu xarit ñoom ñaar ñooy ànd te sama doom musuma ko présenté isamba alors que léegi li nit ñi war a jàngee foofu mooy sa doom fu muy fréquenté wala ñu muy àndal toujours na nga jéem a fexe pour xam leen parce que boo xamee di nga mën a moytu loolu du ma ci xuus parce que ci biir film bi la nekk mais yooyu yëpp pour que ñu xam ni am na ay nit yu ko dund yoo xam ne ñu gën a pire sax que man li ma joué ci biir film bi loolu moo tax nit ñi adapté wu tee ak yeneen mais daal macha allah na gaa yi jàpp ñi bala moo yàgg ci kàttanu yàlla affaire yi na commencé daal incha allah. kon baax na kon Serigne Gueye waa Bi Vision ñoo ngi lay gërëm di la sant ci xam ne sa jot yombul waaye temps bi ñu accordé ngir laaj yi nga xam ne Sénégalais yëpp bëggoon laaj la ci ay thèmes yu ñaan di la bàyyi rek nga tàggatoo. waaw mais maa ngi tàggatoo yow ci sa bopp di la nuyu di la gërëm Zal di nuyu Moustapha di nuyu waa site bi yëpp di nuyu Sénégalais yi ak public bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi suivre site bi di leen wax ni am na audience boo xamante ni Sénégal yëpp bëgg nañ ko ak waa adduna bi ñu ngi koy seetaan di leen ko suivre parce que am na ay bagages yoo xamante ni boo leen ko dee xool vraiment di ngeen ko ci fekk di ngeen ko ci gis et di nuyu ñëpp di wax ni yàlla nañu yàlla may ni ñu duggee ci koor gi ñu àggale ko ak jàmm ñu korite ci jàmm te mbas mi nag sonal na